يا عبد الله يا عبد الرحمن كن عبدا لله يا عبد الله يا عبد الرحمن نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous le louons, nous implorons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et les conséquences de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, unique sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour dernier. Serviteur d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elle est la meilleure provision pour ce monde et pour l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, Allah a créé l'homme et l'a amené sur terre, puis l'a assigné la noble mission d'y être son vicaire. Ainsi, l'homme a la responsabilité d'adorer exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala et de rétablir l'ordre sur terre. Cependant, pour accomplir cette mission, Allah a fixé un temps bien déterminé pour chaque individu, délai après lequel il sera rappelé à Dieu pour rendre compte de sa mission sur terre. Et nulle dérogation ne sera accordée à qui que ce soit lorsque la durée de sa vie arrive à son terme. Sur ce point, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous. Et qu'ils disent alors: Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens bien. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ce qui montre l'importance du temps qui est l'objet de notre sermon d'aujourd'hui. Chers musulmans, le temps est l'un des plus grands bienfaits qu'Allah nous a accordés. Pourtant, c'est aussi l'une des ressources les plus négligées. Le prophète nous le rappelle dans un hadith en ces termes: il y a deux bienfaits dont beaucoup de gens ne profitent pas, la santé et le temps libre, rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, il a exhorté les musulmans de profiter au maximum de leur temps et d'éviter de le gaspiller. À cet effet, il dit: profite de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation et ta vie avant ta mort. Rapporté par Al-Hakim. On comprend de ce hadith que le temps est le capital de notre vie. Chaque jour qui passe est une partie de notre existence qui disparaît. Car l'argent perdu peut être retrouvé, un objet cassé peut être réparé, mais une minute écoulée ne reviendra jamais. D'où le proverbe anglais qui dit: lost time is never found again. Chers musulmans, nous sommes tombés à une période où nous faisons face à beaucoup de voleurs de temps. Et malheureusement, beaucoup de jeunes s'en laissent emporter. En effet, de nombreux jeunes perdent aujourd'hui des heures précieuses dans les distractions excessives, les réseaux sociaux, les vidéos inutiles, les jeux ou les discussions sans bénéfice. Négligeant ainsi le temps perdu alors que ces minutes perdues chaque jour deviennent des semaines et des mois perdus au fil des années. Étant jeune étudiant, vous êtes dans une période privilégiée de votre vie.
C'est le moment de construire votre avenir, d'acquérir la science utile, de développer vos caractères et vos compétences et de renforcer votre relation avec Allah. Et surtout que cette année est particulièrement marquée par la session unique appliquée dans toutes les GFR, et à cela s'ajoute le fait que cette période de l'année coïncide avec la Coupe du Monde qui pourrait faire perdre beaucoup de temps à plusieurs étudiants. Car rappelons-le, on ne s'en rend pas compte du temps qu'on perd en voulant suivre tous les matchs, mais c'est un temps énorme. En effet, le temps total avec les mi-temps fait 10 920 minutes, c'est-à-dire 182 heures, ce qui tourne aux environs de 7 jours 14 heures, pour celui qui regarde tous les matchs. Alors que nous avons des yeux à valider, dans un contexte de session unique. Et devant cette situation, l'étudiant doit savoir organiser ses activités par ordre de priorité pour avoir un équilibre entre adoration d'Allah, études et loisirs. Ainsi, une bonne gestion du temps devient indispensable, faute de quoi une partie peut l'emporter sur les autres, et le constat montre souvent que ce sont les loisirs qui prennent le dessus, ce qui cause la perdition d'ici-bas et dans l'au-delà. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala l'explique dans la sourate 103 lorsqu'il dit: par le temps, l'homme est certes en perdition, que ceux qui croient accomplissent de bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement l'endurance. Versets 1 à 3. En termes plus clairs, tous les êtres humains sont en perdition à l'exception de ceux qui organisent bien leur temps, mettant l'accent sur les œuvres et discussions qui leur sont utiles ici-bas et dans l'au-delà, et réduisant le temps consacré aux distractions et futilités. Oh Allah, bénis notre temps et nos efforts. Oh Allah, fait de nous des serviteurs reconnaissants qui utilisent leur temps dans ce qui te satisfait. ثم الصلاة مع السلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokk jullit yi ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala ci xéewal yu bëri yi nga xam ne defal nañu ko, nga xam ne buñ fi toogoon di ko jéem a lim amaana fii ba suñu dund bu jeex mën nañ toog di ko wax di ko jeexal. moo tax borom bi ne woon ni ci alquran: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. bu fekkoon da ngeen di jéem a lim xéewal yi nga xam ne seen borom defal na leen ko, doo leen ko mës a jeexal ndax bari bi nga xam ne bari na ko. ginnaaw loolu ñuy feri dëggal ne amul benn buur boo xam ne yeyoo na jaamu boo xam ne dina amal njëriñ ci àdduna ak àllaaxira, ak ñàkk jaam boo xam ne dina indil lor ci àdduna ak àllaaxira ci yàlla subhanahu wa taala. waaye ñu ngi feri di dëggal ne ki nga xam ne mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawam la waa yonentam la. ñu ko ñaanal jàmm moom ak njabootam ak ay saxaabaam ak képp koo xam ne mu ngi topp yoonam ba keroog bés penc. bokk jullit yi, ñu ngi leen di dénk suñu bopp li nga xam ne moom mooy ragal yàlla subhanahu wa taala. ragal yàlla mooy nit ki fu mu mën ci toll muy bàyyi xel ci sax ci lépp loo xam ne muy ndigal borom bi subhanahu wa taala, waaye di moytu ak di sori lépp loo xam ne ay tere borom bi subhanahu wa taala la. mbokk jullit yi, ginnaaw loolu ñuy fàttali rek ne kenn ku nekk ñun war na saay bu xëy muy fàttaliku lan moo tax borom bi subhanahu wa taala indi ko ci kaw suuf. yàlla subhanahu wa taala bind ñu indi ci kaw suuf daal ñu koy daal ñuy boyal. moo tax bu ñuy fàttali ci alquran bi ñu wax ne: afa xasibatum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun. waaye yéen doomu aadama ndax da ngeen fàtt da ngeen jàpp ne dafa leen bind rek indi leen ci kaw suuf boyal leen sans benn raison boo xam ne moom moo tax. borom bi ne déedéet, sourate Zaariyaat: wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. binduma nit ak jinne indi leen ci kaw suuf dul ngir ñu jaamu moom borom bi subhanahu wa taala. moo tax loolu nit ku nekk saay boo xëyee war nga di bàyyi xel di rappelé encore une fois taxawaay bi nga xam ne moo tax borom bi indi la ci kaw suuf. en plus de jaamu bi ñu koy jaamu mu sas la nga nekk vicaire ci kaw suuf, fexe ba suuf daal di baax ba lépp di dox selon les ordres d'Allah subhanahu wa taala. moo tax mu ne: iz qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa. borom bi ne malaayka yi kat dinaa indi ci kaw suuf koo xam ne moom fi teewal nekk sama représentant tamit doomu aadama. kon ñun dañ am ñaari taxawaay yu ñuy xaar ci kaw suuf. bi ci njëkk mooy ñu fexe ba suñu diggante ak yàlla li ci war mooy jaamu ko te duñ ko bokkaale ak dara ñu taxaw ci, waaye fexe ba suñu gisee loo xam ne normal ci kaw suuf boo xam ne doomu aadama sàggane diine la, boo xam ne environnement bu yàqu la am lu mën ci nekk
fexe ba defar ko bu nekk ci soo xamante ne nii ci la doon waaye mission boobu nag borom bi indi la wuñu ci kaw suuf waaye ñu delloondoo ci kaw ci nga xam ne asamaan ci moom kenn ku si nekk dafa am période boo xam ne ci ngay ñëw ci kaw suuf waaye également am période boo xam ne ci ngay delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala ku si nekk ak yàlla ci kër ci dale bi ngay def ci kaw suuf kon suñu mission ci àdduna fii ñëwuñ ci rek sax dakk mais kenn ku si nekk da ngay am 4 mois ci sa biir yaay ci xadis yi sallallahu alayhi wa sallam ci la malaaka bi ñëw déterminé yow ñaata temps nga def ci kaw suuf kon kenn ku si nekk si yàlla xam na ñaata temps nga def ci kaw suuf te temps boobu ñu la may temps boobu nga am occasion pour doxal sa mission ci kaw suuf nga war a jaamu sa borom subhanahu wa taala bañ ko bokkaale ak dara mais également war a taxaw dox si lépp loo xam ne dafay tax suuf daal di yéewal kon kenn ku ne suñu warul am xel mu dal foo mën ci toll rek jàpp ne am naa temps man jeune laa ma ndaw laa suñu axee ba toll fii naa ma ne delluwaat ginnaaw nekk di jaamu borom bi subhanahu wa taala te yow xamoo amoo gaan ñaata temps nga def ci kaw suuf kon loolu kenn ku ne suñu war na ko di bàyyi xel bu baax a baax a baax borom bi ñu wax ne nag temps bi ma may kenn ku ne si yéen ci kaw suuf du am dérogation bu fekkente ne 20 ans la 20 ans yooyu benn pièce bi si teg buy jot ngay dem xam loo si def nag mais xamal ne bés bi ñu la jëlee yóbbu la aussi di nga rendre compte borom bi subhanahu wa taala si ndox nga ne ci kaw suuf borom bi subhanahu wa taala yàlla dina amanu laa tulhikum amwalukum wala awlaadukum an dikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakum al mawt fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin wala yu'akhkhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun borom bi ngir doomu aadama buy sàgganee tempsam ci kaw suuf di ko caaxaan nekk ci lu ko neex yaakaar dina nekk paa benn bés ba mu nekk mère benn bés ba si ndawam yàlla daal di koy moom daal di koy delloo buy faatu naan yàlla may ma rek benn temps bu ndaw ndax ma mën a def li nga xam ne mooy ay jëf yu baax gis ma ñëwee mën a am dara borom bi ñu koy tontu yàlla ne man moom may benn dérogation bépp ruux boo xam ne beneen jot na am du dérogation moo tax nit ki war a bàyyi xel ci tàngat bi nga xam ne moom la borom bi may mu koy paas ci kaw suuf te loolu moom mooy tey suñu xutba wu tey ñëwaat ci importance bi nga xamante ne si temps am na ko bokk jullit yi ñu xam ne temps mooy mbir wala boog bien fait bu gën a rëy wala boog bokk na ci gën a rëy si yi nga xam ne borom defal nañu ko ci kaw suuf mooy am temps libre waaye léeg-léeg ñun doomu aadama saa bu ñu amee temps libre li njëkk a xalaat mooy nekk laa fexe ba daal di passe sama temps au lieu ma def ko si loo xamante ne si lu am njëriñ la mais comme am naa temps rek damay xaat mooy film bu ma waroon seetaan jeu bu ma waroon jouer nanga bu ma waroon def alors que am na ay yeneen mbir yoo xam ne ëpp solo yoo xam ne yaa ngi ko bàyyi ko waroon koo def exemple nga nekk étudiant amoo ko examen nga am ay jours yoo xam ne amoo cours au lieu nga xalaat ne xaal ma jàng balaa examen yi di ñëw mais yaa ngi télécharge ay série pour seetaan yaa ngi topp championnat di seetaan yaa ngi topp joueur yi nekk ci téléphone bi ba examen jot na nga bëgg sa bopp ba suñu daal la ci fekk kon moo tax yenn saa si la ne doomu aadama day am na ñaari xéewal yu ko borom bi defal mais pourtant daf koy négliger ñu ne ko yàlla mu ne mooy santé nga nekk am wér-gu-yaram waaye également am temps libre boo xam ne temps bu libre la defoo si dara nga war koo occupé ak loo xamante ne fii du am njëriñ la léegi dañ koy sagal ñu doomu aadama waaye borom bi subhanahu wa taala wala bokk nabi sallam doon bàyyiloo xel saxaaba yi di leen bàyyiloo xel ci naka lañ war a gérer seen temps ci naka lañ war a profité seen temps dañ koo perte te duñu amee temps libre xool loo si def loo xam ne lu amal njëriñ si àdduna la wala si àllaaxira moo tax mu ne leen profité ci juróom yii balaa juróom di ñëw bis njëkk mu ne ko profité ci sa ndaw balaa ngay nekk mag boo koy ñu ñëpp ay ndaw lañu ci lañ gën a am temps ci lañ gën a am kàttan ci lañ gën a am ay capacité borom bi nee na yéen tasam nee na profité nañ ci ndaw boobu ngeen def ci lu yëwaneel seen àdduna ak lu yëwaneel seen àllaaxira parce que mbirum bi la kese bi leen war kese mais même sa àdduna ci ndaw entreprise booy déposé fii li ñuy xool ñaata at nga am boo nekkee fa duñ la sa xool mais jeune la ñuy xool parce que jeune moo am capacité am doole am ay réflexion yu xóot yoo xam ne mën na ko doxalal li nga xam mooy entreprise boo mbuus noonu la soxlaawee jeune boo xam ne dafay sacrifier ndawam jox ko borom bi subhanahu wa taala mu nekk ci loo xam ne dafay neex borom bi mais également ci yónneel àddunaam moo tax mu ne ko profité sa ndaw balaa mag di ñëw ñaareel bi mu ne ko loon profité ci sa wér gu yaram balaa ngay feebar ndax ñaareel boo feebaree di nga mën doo ko mën a ci ku feebar au lieu nga dem EFR CM nga jëm ba nga dem tëj parce que amatoo capacité pour dem def li nga xam mooy li nga waroon def moo tax tey boo nekkee en bonne santé profité bu dee étudiant nga fexe ba li nga war jàng nga jàng ko boo nekkee jullit nga fexe ba jaam yàlla yi nga xamante ni moom lañ la topp nga profité di ko def balaa feebar di dikk ndax bu dikkee du am capacité pour def ñetteel mu nekk profité ci sa alal bi ngay am balaa ñàkk di ñëw
boo amee alalam profité nga ci def yu baax moo xam saraxe moo xam may la moo xam sa dépensé ko si loo amal njëriñ yow sa bopp balaa ñàkk di ñëw parce que la ñuy wax ne yàlla mayewul dafa am ne mën nga am temps boo xam ne da ngay am temps boo xam ne da ngay ñàkk te xam ngeen ci dara day la yegg toll foo xamante ne si ñi bu fii ñëwul nga nekk jamono yu métti si ngay soog a xalaat ne kat man xaalis ma amoon su ma ko defoon fii ak fii day war a ëpp njëriñ su ma koy def nii te terewul bu weer bi dee waa damay defar naa même chose kon nañu profité si alal bi ñu am def si lu baax balaa ñàkk di ñëw bis topp mu nekk profité sa temps libre balaa ñàkk jot di ñëw donc xool leen ni ñuy situation unique bettee kenn ku nekk yaa ngi nekk si ay njaaxare parce que temps bi nga am léeg-léeg bu doy sax fu nga jàng carrément ses leçons li nga ay recherche mën too def ay recherche normalement exercice mën too toj comme ni ko gars yi di waxee parce que temps amul dafa xat affaire yi wàññi heure yi mu jaxasoo pourtant si ginnaaw temps bi ñuy grève daanaka ay fan yu bëri kenn jàngul da nga doon def jamono boobu yaa ngi dem profité dem di ko bañ a jouer ay play nekk match yi ak yu mel noonu mais amoon xalaat ne kat mën nañu xëy ëllëg gars yi def situation unique moo tax temps bi boo ko amee profité def li nga war a def laa ñàkk jot di ñëw bis bi nag mu nekk nag profité sa dund lépp balaa dee di ñëw maanaam yow sa àdduna ak moment bu mën ci toll profité nekk ci lu neex yàlla balaa ngay faat mu nekk ay moment yoo xamante ni suñu jërëjëf bàyyi xel la jullit ba si bàyyi xel bu baax maanaam yow sa àdduna daal si dund fexeel ba lépp la si def mu nekk loo xam ne li amal njëriñ ci àdduna ak ci àllaaxira kon lii moo nekkoon conseil yi nga xam ne moom la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon jox saxaaba yi ñu koy bàyyi xel bu baax a baax loolu lu muy wëndeel lu muy firndeel moom mooy lan mooy ne nit dafa war a xam ne temps boo xësee ba jàll mënatu ko rattraper moo tax ñu tere procrastination maanaam war na def dara bàyyi ma xaar ba suba temps bi ngay am tey bu xësee ba paase mënatu ko rattraper ndax yow dañu la fixé délai bu ñu nee la examen bi 2 heures de temps la nga nelaw ba 30 minutes jàll 30 minutes yow mënatu ko rattraper 1h30 moo la def kon amul ne naa am yeneen 30 minutes rattraper jeex na temps boobu dem naa pare boobu jotee da lay fugg ne il faut nga joxe soo parewul nag yaa xam yàlla aussi noonu bu la joxee nelaw ba temps bi paase nag ba dee jotee amul même occasion ma àggali déedéet jeex na da ngay dem moo tax anglais di wax lost time is not found again le temps perdu ne se rattrape jamais kon nañ bàyyi xel ci temps bi ñu am ñu fexe yow def ci loo xam ne lu baax la balaa temps bi ñu rëcc waaye malheureusement dañ nekk génération boo xam dañ tombé ci ay mbir yu bëri yoo xam ne ay at ci ginnaaw amutoon yoo xam ne dafay sàcc suñu temps léegi day jël lu bëri suñu temps tey boo xoolee suñu téléphone yi suñu ordinateur yi suñu télé yi ak yeneen mbir yoo xam ne dafa am lu temps bu bëri boo xam ne nit ki bu sàggane mën na ko jël ci moom tey jii nii bu ñuy xool suñu ay portable léeg-léeg di jël temps bu bëri passé ci réseaux sociaux yi moo xam TikTok da nekk moo xam Facebook moo xam Instagram te léegi-léeg ngay seetaan mooy vidéo yoo xam ne da lay tànnoo rek mën nga xëy soo ba ngoon ji ree léeg nga tëdd bu guddi dégg kuy ree nga xam kii est-ce que boobu ma xam nekk moom TikTok la nekk di reetaan maanaam au lieu nga nelaw si guddi reposé bu subaa boo xëy nekk en forme def sa activité mais yaa ngi jël jusqu'à 1h 2h du matin nekk TikTok di ay vidéo yi lay reetaan loo des après lan nga siy gañ boo xëy am problème ngay accumulé ay problème yu bëri ci ñàkk nelaw ba xëy benn bés mu indi ay conséquences yu néfastes sa santé kon yooyu mu nekk ay mbir yoo xamante ne tey jii ñu ngi suñu te ñu war ko bàyyi xel war ko jël en compte beneen bi aussi moom mooy distraction yu bëri beneen bi stop moom mooy vidéo yi ma doon wax léegi ak li nga xam ne mooy waxtaan yoo xamante ne lay du am bopp du am jëm ci làmb yi Messi ak Cristiano comme moo daax football dañ ci wante ba nar fay xeex après loo ci gañ kenn la fay dara alors que au même moment amoon na débat yoo xamante ne ci économie ci politique ci le plan juridique ci yeneen mbir mënoon nga si waxtaan loo xamante ni si ne kenn la si jàng ak moromam mais malheureusement kii nii nekk ay mbir mi wax ni ñàkk solo la mën nañ dem ba si xeex ba si xuloo ba si tongoo alors que duñ si gañe dara ki ñuy xuloo sax yëpp nit ñi ñu xuloo kon loolu mu nekk ay mbir yoo xamante ne si ñun en tant que ay ndaw war nañ ko bàyyi xel bu baax mbokk jullit yi boo nekkee étudiant da nga war a xam ne da nga toll ci jamono joo xam ne si ngay defar sa àdduna étudiant mooy période bi nga xam ne mooy période bi gën a propice bi ngay defaree sa àdduna parce que si ngay jàng xam-xam si ngay defar ay compétences si ngay defar sa personnalité mais également sama jamono bi nga xam ne si ngay defar loo xam ne moo lay permettre nga am liggéey bi yow mën a gérer sa mbir àdduna te boo ko sàgganee ba perdre ko da ngay nekk koo xam ne da ngay am problème ci kaw suuf parce que heure bi nga war a jàng métier passé na bu fi dem si atelier menuisier doo lekk menuisier parce que bu ñu lay digal ay mbir da ngay bañ parce que nga jàpp ne grand nga léegi bu ñu la yenn bant yi yóbbu fee da ngay bañ parce que nga jàpp ne yow grand nga léegi boo nekkee mécanicien ñu lay dindi la huile aussi da ngay lànk su muy dem day tilim parce que dépassé nga fi ngay nekk ndaw bañ lay tàggat ci benn métier li nga defee moom mooy sa jàng bi nga sat nga mën si def sa kéem lay kattan ba peeg ko su ko defee nga jël sa compétence yooyu mettre ko au service du développement ñu mën la jël foo xam ne da ngay liggéey ngir mën defal sa àdduna ñu bàyyi xel ne ren
année bi dafa particulière ndax ñu ngi section unique boo xam ne daanaka ñu bëri daf leen bett grève nañ grève bu yàgg ba xëy na ba section unique ñëw temps bu muy laaj ak effort mi nag dafay gën a yokk par rapport ak bu nekkoon deux sessions la rawatina nag mu tombé si jamonoy coupe du monde am na ñoo xam ne dañ bëgg a football lool suñu sàgganul tey dinañu sacrifier seen jàng topp li nga xam ne moom mooy match yi di am ci télé yi alors que ñi ngay seetaan ñoom dañuy liggéey yow nga am liggéey sa liggéey moom mooy sa jàng yow nga bàyyi sa liggéey dem di xool keneen muy liggéey liggéeyam yow loolu suñu gàtte xel man xaw ma lan alors nit ki dafa war a am li ñuy wax la priorisation de ses activités am organisation su ko defee yow bu fekkente ne si nii da nga xam ne yow ñu ngi si li nga xam mooy pré examen nekk section unique mu am ay yeneen mbir yoo xam ne taxaw lu mel ni ay coupe du monde yu mel noonu ma xam la laa war a tànn si ñaar yooyu li ñuy wax fiqul awlawiyaat ñaari mbir suñu daje da ngay xool bi la ëpp njëriñ nga tànn ko malheureusement rek la ñuy daan ci pièce boo xamante ne topp li nga xam ne moom mooy suñu ay passion topp suñu ay bëgg-bëgg ba sacrifier loo xamante ne mooy la ëpp solo dafa am ñetti mbir yoo xam ne moo ñuy xaar ci kaw suuf bi su njëkk mooy suñu diine boobu mooy priorité bu njëkk bi naka la ñuy fexe ba yëwanee suñu diine ci kaw suuf ba ëllëg buñ demee yàlla mën a am ab loo xam ne fay boo xam ne fay bu màgg la beneen bi si topp mooy suñu jàng en tant que étudiant mooy loo xamante ne si tey ñun ñëpp ku nekk fii sa famille ñu ngi xaar après boo génnee lan nga mën a nekk ba mën leen jëriñ ci kaw suuf kon deuxième priorité mooy suñu jàng naka la ñuy fexe ba réussir troisième bi nag mën nañ jàpp ne besoin la boo xam ne besoin tertiaire la nga xam ne mooy ay loisir football bi ñuy def ci santé la ñu mel noonu nit ki nag bu fekkente ne yow xamoo say priorité da ngay jaawale affaire wala bokk nga jël loo xam ne teg ko foo xam ne waroo ko fa woon teg te la plupart du temps jeunesse bi tey liñ gën a jox bopp mooy la distraction foo ñu fekk ñu ngi si loo xamante ne si nii moo ñuy defal suñu bànneex suñu ñu défulewu nekk ci musique bi nekk ci télé bi ak yu mel noonu bàyyi au second plan li nga xam ne mooy suñu diin ak li nga xam ne mooy suñu jàng bi tax yàlla indi ñu si kaw suuf waaye jàng bi tax ñu ñëw ci université bi en tant que étudiant ak nit da nga war a bàyyi xel ci loolu organiser sa temps ba nga xam ne lenn lu nekk nga jox ko temps bi nga xam ne moom la laaj te tey liñ tombeel muy coupe du monde ñu bëri duñ bàyyi xel ci temps bi nga xam ne ñu ngi koy perte ñuy fàttali ne coupe du monde ki nga xam ne moo jël temps seetaan lépp na xam ne passé na 7 jours ak 14 heures yoo xam ne moom mi ngi seetaan match ndax match yi boo ko jëlee benn bu nekk 90 minutes au minimum ak 15 minutes de pause daf lay dikkee 182 heures 182 heures boo ko traduit boo ko convertir en jour dafay nekk 7 jours ça veut dire que da nga fekk une semaine boo xam ne yaa ngi ko sa néeg de 0 heure jusqu'à 23 heures di seetaan ay match loolu yaa ngi ci période examen nekk ci période session unique war a xool ne réussir ba pare également war a fexe noo yëw sa diine jàng ñoo jàng war a jàng sa diine ak yu mel noonu kon nañ bàyyi xel ci naka la ñuy defee suñu ay choix ci mbir yi nga xamante ne si mooy mbir ñu amal njëriñ kon mbokk yi ñu bàyyi xel ne bu fekkee dañ nekk situation yu mel nii dafay laaj kenn ku ne si ñun ñu defar ab emploi de temps boo xam ne mooy organiser heure mu xam ne heure bu nekk ak loo xam ne moom la ci war a def heure yi ay heure jaamu yàlla la heure yi ay heure jàng la waaye heure yi heure loisir la loisir moo war a jël temps bi doon daw ci li nga xam ne mooy suñu ay heure nag c'est pas indispensable te boo ko defee du la wàññi dara boo xëyee am examen war a jàngoo di nga xam lay defe mais bu mas amee ci seetaan noo ko lan lay wàññi ci yow dara boo ko sànni aussi lan lay yokk ci yow dara xanaa débat bu bëri kii moo def lii kii moo def léegi kon nit ki dafa war a def li ñuy wax la priorisation de ses activités mu xam ne lii moo jiitu lii moo topp lii moo mujj bu fekkee ne defoo ko nag li borom bi sontaan la wax ci alxuraan moom moo ne dal borom bi nee na doomu aadama yi nañ xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ci pertaan bi ba mu des ñii ñëpp la wax innal insana la fi xusrin doomu aadama yëpp ñu ngi ci pertaan à l'exception de 4 catégories mu ne ñi nga xam ne dañoo gëm illa allazina amanu ñi nga xam ne ñoom dañoo gëm yàlla subhanahu wa taala wa amilu salihat te jëf-jëf yu baax maanaam jëf-jëf yu baax yaatu na mën na nekk jëf yoo xam ne dafa dellu sa diine ay jaamu yàlla mais également jëf àdduna yi nga xam ne dafay amal yëwénal sa àdduna ci ko suuf lu mel ni jàng ak li may li ak liggéey kon nit ki foo mu bàyyi xel ne bu fekkee ne moom gëm na yàlla te mu ngi jëf bu baax naa xam ne boo ko li nga xam ne mooy nekk sa sàng waaye bis mu jëm moom mooy watawaasa bil haqq watawaasa bis sabr mooy li nga xam ne ñoom seen ay waxtaan yëpp li ñu moom mooy dëgg nekk ci ay débat yoo xam ne yu futil la yu inutile la mais li ñuy waxtaanee suba moom mooy loo xam ne amal na njëriñ ñoom loolu mu amal njëriñ seen dew mu amal njëriñ seen jàng ak jëme yi mel mais li ñu xëy soo ngoon di waxtaan ci ay bëri ak yi nga xamante ne si amal nañ benn njëriñ kon lii lii bi su ko xamee li ñu ko yóbbu moom mooy mu fexe ba def li ñuy wax suqul awlawiyaat nga xam ne li si njëkk moom mooy day xam ne
man mbir ji ma amal njëriñ ci kaw suuf àllaaxira mooy mbir yi defar sama ngëm yàlla jëf ay jëf yu baax waaye lépp lu muy waxtaanee mu nekk loo xamante ne du amal njëriñ la ak lu amal njëriñ ci àdduna wala ci àllaaxira kon yal nañu yàlla may temps bi ñu am lépp ci loo xam ne lu am njëriñ la yal nañu yàlla may santé boo xam ne mu ñu permettre li ñu am ci temps mën ko dugal ci loo xam ne lu neex yàlla subhanahu wa taala la rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati يا عبد الله يا عبد الرحمن كن عبدا لله